Imam Baba Sow ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daa génn démb di wax ci fitna yi xew ci réew bi mu jotoon ne daal fu mu toll nii état bi force restera à la loi looy tontu. ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi waaye di am lu ñu métti lool aussi ci fitna bi fi tàkk nii ndax wax dëgg yàlla buñ sañoon réew mi jàmm rek a fi am lépp mooy yéene bépp nit ku gëm yàlla kon nag réew mi ñun ñoo ko bokk lu ñuy ñaan yàlla mooy réew mi a dem ci dal waaye nit ñi yeewu ci jàmm ku nekk am sa jàmm réew mi aussi jëm ci kanam njaboot gi nga xam ne moom la ñu yàlla may muy jeunesse su Sénégal ñoom ñëpp ñu gis seen bopp ci réew mi lii fi xew nag ñëpp gis nañ ko kuy citoyen rek wala kuy dul sénégalais sa nekk bitim réew ñëpp a ngi teg seen bët tey ci Sénégal ci fitna bu rëy bi nga xam ne takk na fi ñun de duñu xale bi ñu majeur rek léegi mosuñu gis fitna bu toll nii ci réew mi di piller ay chaîne de pillage yu mag yi nga xam ne mu ngi am fi violence bu rëy bi fi am ba ay bakkan rot ci ay blessé yu métti am fi aussi vraiment yaakaar naa ni lii kuy sénégalais rek am nga tey lu la métti waaye ñu ngi wax aussi ministre de l'intérieur wax dëgg yàlla démb sorteem xaaroon nañ ko feneen fudul ci wax yu mu wax démb ndax réew kat bu tolloo fii te nga nekk njiit da nga war a woote ci apaisement waaye am na wax ju mu wax daal wax dëgg yàlla buñ sañoon daal mu puus nit ñi ci jàmm woote jàmm ak dal woo ñëpp ñu delluwaat seen kër yi ndax xale yi kat lu ñu def nii ku am lu la métti ba nga fippu te yow li la fa taaj mooy carte dañ la fal wuutul woteel la ne la ñëwal toogal ñu fii ngir defar suñu réew bu amee ñuy fippu war nga xam lu tax ñuy fippu nga jéem ko régler waaye force reste à la loi loolu dëgg la loolu ci kaw bu dee dafa am ku am problème tribunal muy citoyen def lu dut yoon waaye volonté populaire ci charia volonté populaire ci diine yépp yu existé ci kaw suuf moo gën a fort loi moo gën a fort constitution moo gën a parce que yooyu ay nit a ko defar teg ko waaw kon nag volonté populaire bu taxawee yow mi population bi teg da nga war a toog wax ak ñoom ñun loolu moo nekk suñu gis-gis ñu ngi koy ñaan ñu jiital xel yi dem ci loolu surtout ki nga xam ne nag moo yilif réew mi yépp tey di président de la république ñu ngi koy ñaan mu delloo si askan bi ci jàmm puus leen wax ak ñoom ndax wa amrukum shura baynakum yàlla wax ci alquran bu da leen diisoo seen biir diisookat la naam waaye bii situation bi noppi bi mu ngi bëgg a yàgg ñu ngi koy ñaan mu régler ko wax ak askan bi ndax kat jàmm la réew mi jàmm rek a fi xej opposition bi aussi ñu ngi leen di ñaan ñu dox ci loolu ñuy wax ñépp nag nañu dem ci dal ndax yàlla ku mu nar ni da ngay toog ci nguur kenn mënu ci dara waaye ku mu ne it sa nguur jeex na kenn mënu ci dara loolu na ko président dégg na ko opposition bi dégg ñu puus réew mi ci jàmm kuy xëy di xalaat lu bon yal na këpp sa kaw képp kuy xëy di xalaat lu bon ci suñu homme politique yi yal na këpp sa kaw loolu mooy suñu yéene ñun homme religieux Sénégal yépp di ñaan réew mi yàlla defal ñu fi jàmm bu benn bakkan rot bakkan dafa fort bakkan yàllaa ko moom askan bi it suñu njabootu jeunesse bi yépp ñu ngi leen di ñaan yii nga xam ne ñu ngi koy def di te muy yàqal nit alalam moo xam alal ku mu mun a doon ndax investir dara di liggéeyloo ay nit kooku kat jàmbaar la ci société bi yéen a ko war a protéger yéen jeunesse bi luy defar suñu réew ndax àddina bi yépp ak ñuy seetaan tey pour ñun suñu réew dellu gannaaw ñun nag loolu waruñu ko nangu ñoo war a am suñu patriotisme fonk suñu réew lépp luy defar réew mi ñu dox ci waaye nag nguur gi mu xam ni askan bi jeunesse bii dafa am cëram te dañ ko war a bàyyee xel lii mooy suñu kaddu ñu ngi ñaan ñépp ñu dox ci loolu tey ñaan yàlla defal ñu jàmm ndax jàmm jooju moom la suñu maam yi liggéey moom la ñu woote muy Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba muy Seydi Hadji Malick Sy di suñu baay alaaji alaaji Ibrahima Niass Maulana Cheikh al Islam di njaboot gi kër diine yépp ci réew mi kër Thierno Alioune Dem kër Cheikh Oumar Foutiyou Tall fu waay mën a bokk église bi fu waay mën a bokk rek nga xam ni suñu maam ak suñu cosaan luñ ñu lalal luñ ñu jàngal ba ñépp àddina bi yépp nawee ñu ko mooy doole ak fooru gëm yàlla bi nga xam ne moo nekk ci réew mi loolu nag bu ñu ko yàq ci ay affaires yu ñàkk fayda wala ci ay affaires yoo xam ne bu ñu dara jaral xiif waruñu jaral sax ñuy jaay suñu dignité waaw nañu régler suñu problème waaye ñu régler ko ci anam boo xam ne dina neex yàlla dina neex yonent bi te réew mi ñu bañ ko ci yàq lii mooy kandu yi nga xam ne ñu ngi koy ñaan bàyyi ci mu dem ñibbi këram. waaw suñu gis-gis aussi ci question bi ñu laaj bu ma sañoon Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu ñibbi këram
ndax fitna baaxul te nit am na fu muy toll ci kilifteef ci réew doo tëb di ko teg ay affaires yu ñàkk fayda ci ndoddom parce que loolu lu muy tekki man avertiroon naa 2 semaines ci gannaaw ne am na lii jaruta topp nañ ko suul nu mu gën a gaawee vie privée nit waruñ ko exposer rawatina koo xam ne kilifteefam ci réew mi dafa dépassé fu ko nit natt moom mbooloo bi ànd ak moom ñëpp teg nañ ci seen bët ci élection yi passé donc am na nit fu muy toll ci réew dañ koy fonk dañ koy respecté waaw doo ko jàppee comme citoyen ordinaire te loolu feeñ nag ci fan yi ci manifestation yi moo tax ñu ngi ñaan président de la république bi nga xam ne moo yor sañ-sañu réew mi ndax moom la fi askan bi teg te askan bi ne ci mbedd ci suuf ci mbedd yi tey yow yaa leen yilif kon nga woo di pousse réew mi ci jàmm te ñun suñu gis-gis mooy ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram ñu sécuriser ko teg ko ci condition yu baax woo ko ci jàmm ak négociation woo ci kujje bi te réew bu mel ni Sénégal kujje mënu fi ñàkk na président gëm loolu ñu ngi koy xamal ni it yàllaa yore nguur moo koy jox ku ko neex bu bindee ni dafa war a jeexit mënoo ci tus kenn mënu ci dara daf koy jeexal ci heure bu ko neex waaye bu bindee ni diw du falu kooku jarul muy sonnal boppam dina def lu ne ci kaw suuf waaye du falu waaw ku fi nekk nag réew mi ñëw sénégalais yee ko bokk ku fi jéem lu bon pour taal réew mi ñu ngi ñaan muy suñu baay Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh di ñaanu suñu mag yu baax yu fi musa jaar yépp ñoom Serigne Fallou Mbacké radiallahu taala anhu sëñ Abdou Lahad Mbacké radiallahu taala anhu mag ñu baax yu fi jaar yépp nga xam ne lii daf leen soxaloon ñu ngi ñaan seen ñaan yooyu yal na ko yàlla yeesal ci Sénégal ku bëgg a taal réew mi ci homme politique yi yal na la yàlla alak bëccëgu ngar kam ci biir réew mi lii mooy suñu ñaan ñun ci réew mi ndax réew mi kat moo ñu gënal homme politique yi réew mi ñu gënal suñu bakkan ndax réew patriotisme la ci charia da nga koy gëm da ngay gëm sa réew ndax dafa bokk ci 33 conditions yu nit di gëmee yàlla ñu ngi ñaan askan bi yépp nañu wéy ci loolu waaye nañ ko def ci nañu dem ci seen dignité ñu bañ a taal suñu réew ñu gëm suñu réew jàpp ni ñoo ko war a defaral suñu bopp te ku fi falu it ñoo la fal président askan bee ko fi teg du sa alal du alalu kenn ci sa njaboot alalu réew mi la carte moo la fi teg yaa war a réguler réew mi ñu ngi lay lancer appel nga pousse askan bi ci loolu nga génn wax ak askan bi ndax yow kat la askan bi fal te nga bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram lii mooy suñu souhait lii mooy lu ñu yéene pour du dara nag lu dul lan pousse askan bi ci jàmm ndax fitna bii kat baaxul te alquran yàlla daf ciy wax al fitnatu naimatun la ana allahu man ayqazaha fitna luy nelaw la yàlla rëbb na ku koy yee wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaasa aaya boobu na ko ñëpp jiital mooy nañu moytu fitna boo xam ne bu takkee doo xam ci ban bopp lay teere xale mécanicien bi wàcc liggéey di dem ñibbi taxaw di seetaan manifestation balu fetal dóor ko mu dee loolu aaya bi loolu lay firi mun na dal doomu président mun na dal doomu ministre mun na dal doomu sëriñ mun na dal doomu kii manifester ak ku mu mën a doon rek bakkan moo fort te sénégalais yépp a bokk yem sénégalais amul ma sàmb ak ma demba sénégalais la Macky Sall sénégalais nga puuskatu saret bi sénégalais la kenn gënu fi kenn lu dul ci ragal yàlla ak gëm yàlla ñu ngi ñaan ñépp ku nekk na nga yéene sa morom jàmm luy yàq réew mi ñu moytu ko jeunesse bi ñu ñaan leen ñu pousse askan bi ñoom ñoo war a défendre intérêt public yi fi ñu toll ni réew dafa am fu muy toll doo ko bàyyi rek homme de loi yi pour ñu protéger bien public yi képp ku jóg pour yàq yéen ngeen wan ko ni lan delloo siwaat xelam mën na am bon yóbbuwu ko fa sax waaye ñàkk xam mooy yóbbu nit ngeen wan ko ni ñun ñoo war a protéger suñu réew ñoo war a protéger suñuy bien réew ndax loolu kat bu taaroo jàmbur bu fi ñëw ñun lay ñee waaye ku ñëw gis réew mi yàqu bu ñëwee du ñu ñee daf ñuy xeeb ñu ngi ñaan jeunesse bi ñu xam loolu bu baax ñu gëm seen réew ñu am patriotisme te loolu kat pour nga mun ko def da ngay xam nooy protéger sa bien réew kon ñu ngi ñaan askan bi yépp ci loolu di ñaan yàlla defaral ñu jàmm nu mu gën a gaawee delloo si xol yi yépp raxas ko fóot ko ba ñépp dund ci jàmm di yeewu ci jàmm tax looloo ñu jig te moom lañ ñu xamee mooy suñu teraanga réew it mooy suñu mbaaxu maam muy kilifa diine yu ñu fi tudd di mooy suñu kaddu di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah